Bonsoir à tous et à toutes ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu koy defee saa su ne seen émission Aar sa Gox de la JT tey dañ leen a dalaloon suñu ñetti invité yi nii en commençant par monsieur El Hadji Faye monsieur Abdoulaye Ciss et pour finir suñu oustaz bi oustaz Omar Faye. léegi mbokk yi dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy oustaz Omar Faye mu nuyoo ak mbokk yi. alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala lii nga xamante ne dañ see bëgg a yee doomu aadama yi yàlla defal ñu ci sutura defal ñu ci tawfiq. waaw jërëjëf oustaz Omar Faye léegi dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy monsieur El Hadji Faye mu nuyu mbokk yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp mag ndaw góor jigéen maa ngi nuyu ñëpp di leen wax ne tey day dañu fay ñëwoon encore pour ñu mën a ñaax nit ñi ci li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a toog. waaw wasalaam. jërëjëf El Hadji Faye ñu ngi lay jaajëfal bu baax léegi pour continuer toujours dañuy jox kàddu gi nga xamante ne mooy monsieur Abdoulaye Ciss mu nuyoo ak mbokk yi. bon salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu. di rafetlu bu baax seen émission bi nii vraiment première émission bi mu jàllee ça a été un succès d'ailleurs même c'est ce qui a fait que di ngeen ma invité. ma ne pourquoi pas parce que wax dëgg yàlla. En ce moment, notre pays est en train de vivre des moments extraordinaires. Effectivement. Je veux nommer le fléau qui guette notre pays, c'est-à-dire le coronavirus. Donc, je pense que lui, on a une importance trop. Donc, raison pour laquelle, je suis venu échanger avec sama gars yu baax yi. wax dëgg yàlla ak oustaz Omar Faye mi nga xamante ne wax dëgg yàlla nit ku baax la ak El Hadji mi nga xamante ne maa ngi moom ñoo nekk fii. dëgg yàlla ñu fas yéene yee suñu gox bi yee ñëpp. waaw jaajëf monsieur Abdoulaye Ciss waaw mbokk yi gel bi ngeen gis nii joxe na ko ay précaution pour ñu koy jëfandikoo léegi ñu jox El Hadji mu utiliser waaw Abdoulaye Ciss Omar voilà. waaw mbokk yi saa su ne rek nii lañ koy defee bii nii mooy mun naa ne mooy suñu àndandoo fii nii si plateau bi léegi pour commencer débat bi damay laaj ki nga xamante ne mooy monsieur El Hadji Faye mu wax ñu si li nga xamante ne ñëpp constaté nañ ko si feebar bi nga xamante ne tey mën naa ne lëmbale dëkk bi yëpp te suñu xoolee fii Sénégal région yi ko am bëri na lu mel ni Thiès lu mel ni Ziguinchor lu mel ni Dakar léegi ñu constaté nañ ne Tougoni village bi nga xamante ne mooy Tougoni ak Thiès nekk nañu ñaari localités yoo xamante ne ils sont presque proches léegi si loolu noonu ñu lay laaj yan précaution la ñu war a jël pour virus bi bañ a propager wu maanaam virus bi bañ a dugg si suñu village bi nga xamante ne mooy Tougoni. waaw asalaamaaleykum. bon man moom ci loolu yaakaar naa ne am na lu mu ci war a mën a wax parce que ay prévention jël ko ci suñu dëkk bu toll nii. je pense que ne lu war a mën a nekk la parce que boo xoolee ñun ci région de Thiès la ñu nekk te Thiès yaakaar naa ne am na fii cas bon te Thiès dafa ñëw jege trop bon moo tax ñu ngi ciy dox ay jéego di ci waxtaan di sensibiliser nit ñi pour que ñu mën a bàyyi xel feebar ba parce que feebar bi dafa doon feebar boo xamante ne aussi. feebar bu metti la te feebar la boo xamante ne mën naa wax ne jaaxal na askan bi yëpp parce que dañoo nekk ci moment boo xamante ne moment soudure la ñu nekk c'est-à-dire que moment difficile te pour ñu mën a sensibiliser nit ñi ci loolu il faut que nit ñi def li nga xamante ne moom lañ leen sant am na loo xamante ne tere nañ ko yaakaar naa ne war nañ ko mën a bàyyi ñu xaaragum ba ñu jàppe ne feebar bi fu mu toll nii wàññeeku na wala sax jeex na bon ba tax na ci loolu may wax ne saa su ne rek nañu jël suñu matukaay yu mat nañu jël nañu fagaru
ba vraiment feebar bi du ñu mën ci ni ñu ko waxee. waaw jaajëf El Hadj Faye kàddu yu fi jëlee macha allah kàddu yu rafet la te yu am importance la ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy monsieur Abdoulaye Ciss mu wax ñu si li mu xalaat si par rapport ak feebar bi. bon Badara maa ngi lay remercier bu baax a baax parce que question bi nga posé nii question bu am importance la c'est-à-dire tey jii la région de Thiès enregistré na ay cas donc te boo xoolee Thiès ak Tougouni suñu village bi nii daanaka benn la daanaka mën nañ ne chaque jour am na ñuy jógee fii si suñu dëkk bi di dem Thiès moo ne peut-être dañ fay liggéey wala dañ leen fay yónni ñu war a ñëwaat fi fekk si ñu donc loolu ça pose un problème léegi nag toujours dañuy ñëw si cadre li nga xamante ne moom la ministre bi santaane rek les agents de santé de la santé mooy les mesures de prévention raxas suñuy loxo tous les 2 heures wala toutes les 30 minutes parce que tey jii nii n'oublions pas que ni boo génnee dem Thiès ñëw xëy na amaana mën na am nuyu nga ay nit jox nga leen loxo boo ñëwee balaa ngaa def dara war ngaa raxasu ba set te tamit boo demee tamit Thiès tamit na nga moytu tamit di dugg si fuul yi mel ni marché yi nga bañ tànqaloo bi parce que yaakaar naa virus bi daanaka ñun duñu ay spécialistes de la santé mais xam nañ ne si à travers les informations xam nañ ne virus bi fa la gën a mën a propager wu donc nañ ko moytu donc ñëpp képp ku jóge ci dëkk bi di dem Thiès dañ lay ñaan rek li nga xamante ne santaane nañ ko nga mëtale ko mooy moytu groupe yi boo ñëwee raxasu booy ñandu wutal mouchoir nga ñandu boo paree nga def ko si poubelle yi boo wala tamit am na benn action boo xamante ne j'aimerais bien que ne caméra bi jël ma ñu ngi koy wax mooy booy ñandu bu fekkee yoruloo mouchoir nga def nii ba nga ñandu ba pare nga bàyyi sa loxo nii nga xam ne du nekk sa poom yi voilà yooyu daal nañu fexe ba bépp nit koo xamante ne mu ngi yeewoo si dëkk bi fii si village bi nañ ko bàyyi xel bu baax amaana yi lii buñ ko defee yàlla dañu dimbali ba nga xamante ne dañu mën a mucc si jàngoro yi bi nga xamante ne wax dëgg yàlla jaaxal na ñëpp. je vous remercie beaucoup. waaw mën naa ni kaddu yi ñu fi wax kaddu yu am solo la te maa ngi ñaan suñu mbokk yi ñu xamante ni ñu ngi ñuy seetaan tey ñu prendre loolu en considération te ñu xam ne tamit ñu def suñu mieux ba feebar bi nga xamante ne di coronavirus mu bañ ñoo atteindre à travers monsieur Abdoulaye Ciss de même que El Hadj Faye conseils yi ñu jox suñ ko jëfandikoo rek feebar bi amaana mën na bañ a agsi fii waaw toujours dañuy continuer jox ki nga xamante ne mooy oustaz Omar Faye mu wax ñu la moo si xalaatam si point boobu. alhamdulilah la chaque année feebar bii nga xamante ne moom moo lëmbi li nga xamante ne moom mooy àddina bi. feebar bi aussi nekk loo xamante ne dox na ba jege ñu ndax bu ñu waxee Thiès rek daanaka wax nañu Pout ndax jegeloo bi kon li ma ciy wax daal ci gàttal mooy nañu am suñu mesure yoo xamante ne yu sérieux la yoo xamante ne bu ñu demee ba yegg fii nga xamante ne tey jii nii bu ñu defee moyen de erreur rek feebar boobu mën nañoo daal ñu moytu ko bu baax a baax te jëfandikoo li nga xamante ne aussi tamit moom la suñu njiit yëpp nga xamante ne moom la ñuy wax nga xamante ne képp ku ko respecté rek yàlla mën na def lu mucc ci loolu ñu fexe doxal loolu rek incha allah ñu ngi yemandi foofu. waaw ñu ngi rafetal sa kàddu yu bu baax a baax léegi tey boo leen seetloo feebar bi mën naa ne nekkul ne fii Sénégal rek la yem suñu xoolee lu muy ëpp lu mu laal si pays européen la ku mel ni Italie ku mel ni France ku mel ni Allemagne. te tey constaté nañ ne feebar bi mu ngi rey ñu bëri si li mu ëpp lu muy rey mag yi la te constaté nañu dëkk bi nga xamante ne mel ni Italie lu muy enregistré si ay mort jéggi na dayoo léegi ñu ngi leen di laaj mbokk yi lan moo waral lu muy est-ce que problème bi psychologiquement est-ce que problème bi est-ce que c'est en fait est-ce que loolu mooy tax ba feebar bi di problème lan moo waral propagation bu gaawee noonu. waaw. mooy lu ñu wax sànq rek. que Abdou mi yaakaar naa ne souligné na loolu. ci biir waxam. bon feebar bi boo xoolee li tax muy gën a am ampleur. li tax muy gën a manifesté wu. mooy que xëy na dajaloo bi tamit aussi. rassemblement bi parce que rassemblement
xam bu ñu nee rassemblement rek mooy fan nit ñi di daje. par exemple léegi Marseille bon place publique yeeg terrain football yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay jumaa yeeg yooyu noonu yooyu mën na ko indi mais comme bu ñu demee ba ne ñun war nañu mën a moytu loolu ba jusqu'à nouvel ordre yaakaar naa ne nit ki war na kaa mën a muñ je pense bien parce que feebar bi li koy indi dafa gaaw parce que contamination bi bon yow mii boo ko amee ma toog ak yow yaakaar naa ne am na nu ñuy donné ay interlocuteur ngay wax ak man ma lay tontonte boobu rek mën na créer li ñuy wax contamination boobu moo tax pays yu bëri tey boo xoolee yu mel noonu di fa am wala yu mel noonu tam aussi gën fa am doole parce que tellement que européens yi yu ci ëpp dañoo populaire bon loolu doon na loo xamante ne tamit aussi gën na tax population boobu noonu ak nit ñi ni ñuy saafanto ak nit ñi ni ñuy waxtaanee nekk benn par exemple ak ni ñu koy defee tase yeeg nuyonteeg affaire yooyu noonu bon loolu moo tax affaire bi gën a yokk mais nit ki bu demee ba xam parce que nit ki mën na ko xam te du ko xam nit ki mën na ko am autant pour moi mais du ko xam bon donc nag loolu la ñuy wax foofu ne par exemple nit ki boo resté sa kër yaakaar naa ne doo mën a wàll kenn moo tax lu mel noonu daal war nañ ko mën a moytu ba vraiment feebar bi daal bu ñu gañe waaw Aby Diop li ma lay posé mooy seetlu nañu ne dëkk yu mel ni Chine mën naa ne feebar bi àgg nañ phase boo xamante ne mën naa ne sax feebar bi presque jeex na fa te loolu lu ko waral mooy seen éducation parce que Chine soo leen xoolee dëkk boo xamante ne c'est un pays très éduqué léegi si loolu noonu man lay laaj Aby Diop fii Sénégal est-ce que nekkul ne manque éducation bi population analphabète bi est-ce que loolu gënul tax ba li nga xamante ne mooy virus bi nii di gën a yokk suñu dëkk. Bon, merci beaucoup. C'est bon, question bi am na solo lool. wax dëgg yàlla li nga ma posé am na solo trop parce que boo xoolee virus bi nekk na loo xamante ne ni muy évoluer jaaxal na ñu bare dépassé na sax mun naa ne dépassé na ñu bare donc Chine tey jii nii li leen may ñu vaincre presque le virus mooy seen discipline ak seen organisation tey jii nii boo xoolee lu mel ni suñu réew fu mu nekk ni Sénégal virus bi muy commencé boo xoolee chaque jour ñu am kaayam dafay yokk pourquoi parce que tey jii nii nous avons une population inconsciente tey lépp lu ñu leen wax daanaka boo xoolee ñii bu ñuy defar ñii ñu ngi yàq donc je pense que loolu moo tax fu mu nekk nii en Afrique plus particulièrement au Sénégal virus baa ngi commencé di yokk parce que mesures yi nga xamante ne joxe nañ ko daanaka boo xoolee ñu si bëri ñoom respecté nañ ko loolu moo tax virus bi di yokk mais n'oublions pas que ni c'est un problème et c'est un cas boo xamante ne on doit le prendre au sérieux tey jii ñu bëri tey jii ñu ngi yaakaar ne comme il y a pas de mort rek ñun duñu am ay mort il peut y avoir des morts tey jii nii kenn newul ne virus bi dafay rayee waaye nag boo xoolee tey sama naataango wax na ko boo xoolee en Italie il y a beaucoup de morts chaque jour ñu ngi enregistré ay morts des 700 et quelques donc loolu noonu dafa waroon a éveiller la population ñu xam ne ça c'est un problème c'est un problème donc je pense que différence bi nga xamante ne moo ñu def entre ñun Chine ak les pays africains mooy que ni la Chine c'est un pays de un très développé de deux discipliné comme ni nga ko waxee léegi par contre notre pays nous avons une population inconsciente indisciplinée je pense que tey jii nii bu ñu régler suñu problème de discipline je pense que dinañ mën a vaincre virus bi parce que c'est un virus rek wax dëgg yàlla waaw jaajëf El Hadj monsieur El Hadj Abdoulaye Ciss waaw di leen rappeler ne rek si loolu noonu parce que feebar bi tey mën naa ne mën nañ ko jëlee cas bu sérieux parce que suñu xoolee tey Chine par rapport d'après information bi ma jot am na benn père de famille boo xamante ne dafa mujjee xaru la moo tax mu xaru parce que ki nga xamante ne mooy yaayam ki nga xamante ne mooy papam ak ñaari sëram de même ak femme ak sa femme aussi ñoom ñëpp dañoo virus bi moo leen affecté ba dañoo mujjee far gaañu te si loolu noonu nag mu taxaw si benn immeuble mu daanu si
te loolu lépp lu ko waral mooy virus bi nga xamante ne rey na sa waa famille yëpp. te pour wan leen ni kese à quel point virus bi ni war nañ ko jëlee au sérieux. waaw. Badara nga baal ma foofu noonu. doguma la. vraiment émission bi dafa nekk loo xamante ne c'est très sérieux quoi lu am solo la. moo tax comme ñun dañ fay nekk pour éveiller population bi à ce que ñu prendre ce problème là au sérieux dama la si yokkal ne d'ordre psychologique. parce que gis nga problème bi nii. bu demee ba nga xamante ne ñaan ñu ko yàlla kaa yu yokku dina dem ba dafay affecter mentalité population bi. loolu mooy conduire à ce que ñu bëri di xaru. parce que tey jii on peut pas imaginer dans une famille benn kër ñu bëri am ko. d'ailleurs même sax am na ñoo xamante ne tey jii dañuy am virus bi pare laqat daw. parce que dañuy tiit. moo tax dès maintenant ba nga xamante amaguñu cas yu bëri. ci lañ war a fagaru. jëfe li nga xamante ne ministre bi wax na ko. agent de santé yi wax nañ ko. ñu mën a bañ a àgg si stade boobu noonu. te ñaan ñu ko yàlla mais stade boobu bu ñu ko àggee. di enregistrer ay morts. le Sénégalais a peur de mourir. nañ ko wax te dëgg donc cas baa ngi nii ñun suñu localité. nañu éveillé wu bañ a àgg si stade boobu noonu. waaw jërëjëf di rappeler mbokk yi rek ku bëgg a wootee fi nga xamante ne mooy émission Aar sa Gox de l'AGT mën nga wootee si numéro bii nii di 88 584 02 02 wala nga essayé 88 584 06 06. waaw mbokk yi léegi ma ñëw si ki nga xamante ne mooy oustaz Omar Faye di ko laaj léegi Sénégal am nañu benn constat bi ñu def mooy que ne président de la République génne na def déclaration ne ñu arrêté dem di julli juma te malgré tout gis nañ ne nit ñi ñu ngi continuer di julli nit ñi ñu ngi continuer di dem juma léegi ma lay laaj yow oustaz lan la islam wax si cadre problème bu toll nii si Sénégal maanaam su jàngoro amee nit ñi lan la ñu war a mën a comporter lan la islam wax si loolu. alhamdulilah laa sakka ne islam lépp loo xamante ne maanaam mbir la islam da ci am jàngat te islam dafa nekk maanaam loo xamante ne lépp dafa bootu ci ginnaawam lépp rek dafa tënku ci islam kon dalay rek ñëwul dem sans islam waaye lépp loo xamante ne maanaam tey jii nii bëgg nañu pour mu dem ñu am ci maanaam benn loo xamante ne lu kay suñ jotu la faaw ñu indi li nga xamante ne moom mooy étude islamique jàngatu islam ci xew-xew yi jàngatu islam ci mbir yi waaye jàngatu islam ci lii nga xamante ne moom moo taxaw tey tiital àddina bi yëpp muy coronavirus. islam lii amuloon na ko jàngat bu yàgg parce que ci jamono yenente bi feebar yu mel nii doon na am waaye tuddul woon coronavirus xam nga sax buñ te tënku ci coronavirus ñu naan ndax islam wax na ci coronavirus waaye waxul ci coronavirus islam waxul ci coronavirus waaye wax na lu niroog coronavirus kon ba léegi kon wax na ci coronavirus lan la ci islam wax nan la ko jàngatee ak nan la ko gisee c'est-à-dire nit ñi dañoo nekk nit ñoo xamante ne lépp lu ñëw dañ ciy war a def jàngatu islam avant ñu wut ci beneen jàngat su ko defee nee nañu depuis 1400 ans la yonent bi defoon jàngat bi nii mu déclaré woon ko. waaw dafa mel ne am na ku nekk si ligne bi de ñu déglu mbokk mi nekk si ligne bi waaw allo mbokk mi yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi leen di dégg. waaw sa tur bi nan la ak foo ñu wooyee. waaw maa ngi tudd Mamadou Ciss. waaw Mamadou Ciss waaw foo ñu wooyee Mamadou Ciss. waaw Thiès waaw ñu ngi lay jaajëfal mbokk waa Thiès lan ma waraloon woote bi Mamadou Ciss. waaw man de mooy kontaan rek dama am kontaan. waaw di remercier surtout ki nga xam ne moo di monsieur Abdoulaye Sy sànq maa ngi na point bu am importance. waaw waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw di leen wax ne yéen émission bu am importance. parce que day sensibiliser population bi. waaw dafa mel ni ligne bi mooy dem noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax ki nga xamante ne mooy Mamadou Ciss bi wootee fii ba Thiès ñu ngi koy remercier bu baax keneen ku bëgg a dugg si ligne bi ñu ngi leen di rappeler numéro bi di 88 584 02 02 wala ngeen woote si 88 584 06 06 waaw ñu déglu Omar mu continuer lu mu doon wax. su ko defee mbir mi nekk jàngat boo xamante ne islam am na si jàngat bu yàgg laataa lii di yegg si dem na sax ba ñu wax ne depuis 1400 ans nga xamante ne ma am lii amoon na islam defoon na si jàngat waaye li arab di wax ne fa'lam ilmal yawma wal amsi qablahu
xëy na moom moo dal doomu aadama yi ba tax ñoom ñu fàtte loolu lu muy wundu dafay signifier ne lépp lu xew rek xewoon na ci ay jamono waaye nit ñi ñoo ci bàyyiwul xel ñàkk biñ ci ñàkk bàyyi xel nag moo tax mbir mu ñëwee da leen di daan ëpp leen doole su ko defee ci jamono yenente bi am na feebar bu ñu waxoon taawun bu ñu waxee taawun ça veut dire que mu ngi mel ne feebar boo xamante ne bool jigéen nit ki sax sa der ak deram bu ñu laalantee rek mu wàlla la kon daanaka kon boo seetee feebar boobu noonu bu gënul garaaw aussi tamit coronavirus du ko gën a garaaw ndax xëy na nga jégal ma tuuti Omar parce que dafa mel ni am na keneen ku nekk si ligne bi waaw su baaxee rek waaw ku nekk si ligne bi allo oui mbokk mi ñu ngi leen nuyu. ñoo ngi lay fay asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay ñaan nga fàttali ñu sa tur bi ak fu ñu wooyee. maa ngi woowee fii Tugu ni ma tudd Julde sant Ba. waaw Julde Ba waaw ñu ngi lay jaajëfal la ma waraloon woote bi Julde Ba. maa ngi seetaan seen émission bi. parce que yéen a ngi def lu am solo. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaax nit ñi. waaw. pour ñuy toog ci seen kër yi. di aar njaboot gi. waaw lu am solo la lu am solo la. parce que instant bii nii coronavirus bi dafa wër ci dëkk bi. kenn ñemeeku la dem fenn. li ngeen def nii lu baax la. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw laa leen doon woowee. pour di leen féliciter. waaw d'accord mbokk mi Julle baax ñu ngi koy jaajëfal bu baax Julle baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw Omar ñu ngi lay déglu. su ko defee nit ñi. feebar boobu nekk feebar boo xamante ne daanaka sax bu fekkente ne gënul garaaw coronavirus aussi tamit bu ko gënee garaaw gi dina ma jaaxal. ndax nu mu doon manifesté si jamono yi yenent bi jamono boobu la. léegi feebar boobu nekk feebar boo xamante ne bu mu demee ba am. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci benn xadis boo xamante ne bu wér la. ndax xadis bi boo demee ci saxiihu Buxaari yi da nga ko fa fekk. nga dem ci saxiihu Muslim da nga fa fekk li nga xamante ne moom mooy xadis bi. yenent bi dafa wax ne taawun feebar la boo xamante ne yàlla daf ko wàcce woon ci banu Israil. banu Israil nag ba feebar bi commencé di leen lëmbe dañ ne maanaam tey jii nii yenent bi daf leen wax ne feebar bu mel nii bu amatee fa nga xamante ne fa la feebar ba sosoo ñooñu nañu toog foofa du ñu ñëw waaye ñi nga xamante ne nag ñoo nekk fii nga xamante ne feebar amu fa bu ñu jóg fekk si ñi feebar am su ko defee buñ ko doon joxee misaal dañ ne kon waa Siin ñi nga xamante ne feebar fa la commencé ñoom bu ñu ñëw fenn te kenn bu ngeen dem aussi tamit Siin loolu tamit bokk ci li nga xamante ne yeneen bi doon na ko teg ci ay conditions pour maanaam mën a solil li nga xamante ne moom mooy jàngaro yi ci jamono yooyu de ndax nee nañ sax ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ay nit ñu ko gane si woon lu toll si juróom-ñaari nit wala lu ko yées boo fekkee ñoom dañoo am feebar bi nga xamante ne mooy taawun boobu ba ñëwee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi boole leen benn saxaaba mu ne leen ñii nañ leen waajal pour yóbbu leen boobu fu ñu leen bëgg a yóbbu dañ leen bëgg a met waaw mbokk bi dafa mel ni am na kuy wootee si ligne bi waaw salaamaaleykum mbokk mi allo. waaw salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. waaw mbokk mi noo tudd ak foo ñu woowee. man la Aïssatou foo ñu woowee. Thiès waaw mbokku Thiès ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la laaj la ma waroon woote bi Aïssatou. dama doon woote pour seen émission bi dama gis ne c'est très important. ma doon woote pour sànni ci cadre concernant actualité bi. c'est que actuellement moom. ñëpp ci la ñuy wax. parce que sujet d'actualité la. et aussi tout le monde s'y met actuellement. donc dama doon woote pour joxe samay quelques conseils. aux Sénégalais. waaw mbokk mi mën nga ñu baal nga yëkkati voix bi tuuti. d'accord actuellement yéen a may dégg bu baax. waaw mu ngi lay dégg waaw. d'accord dama doon joxe juste conseil pour Sénégalais ñu mën a ñu xam ne. actuellement l'heure est grave. waaw. parce que feebar bi mu ngi gën a propagé. te chaque jour kii. victime yaa ngi gën a yokku. waaw nombre de cas ñu ngi yokk chaque jour waaw. voilà nombre cas infectés mu ngi gën a yokk et tout. ñu
ma doon wax mooy di ñaax sama mbokk sénégalais di leen wax ñu respecter les mesures données par l'État. Et aussi ñu respecter comme ni ko waxee pour éviter propagation de virus parce que virus bi. du moom moo génne boppam lii ce sont les gens qui le font propager en fait. Voilà. waaw wax na rek daal nañu respecté waaw mbokk mi Aïssatou mu ngi lay jaajëfal bu baax. d'accord maa ngi leen di jaajëfal yéen it. waaw merci merci wax na émission bi am na solo trop. waaw merci beaucoup merci beaucoup. dina gën a jaax nit ñi. waaw jërëjëf Aïssatou. ok jërëjëf merci beaucoup. waaw jërëjëf Aïssatou. waaw comme ni ngeen ko déggee rek ñu gën a mu ngi leen di gën a ñaaxaat à ce que ngeen jël matuwaay yi nga xamante ne état bi joxe na ko pour mën a mucc si feebar bi. waaw defe naa ni on est un peu pris par le temps su ma sañoon oustaz Omar nga essayé gàttal nga tënk wax ji comme ça ñu mën a jàll si beneen question. waaw feebar bi yonent bi bi nga xamante ne ñooñu gane si nañ ko di ay nit boobu ñu yore woon li nga xamante ne moom mooy feebar bi nga xamante ne dafay wàlle yonent bi dafa leen boole woon ak ay saxaaba mu ne leen dañ leen préparé ay gëlëm yoo xamante ne ñoom moom la ñuy demee àll ba ndax suñu yeggee mun ratt ci meew mi di si naan su ko defee ñoom ñu mën a jariñu parce que nit aussi tamit boo ko mettre à quarantaine wala nga yóbbu ko foo xamante ne pour soyal ko nit mu bañ leen wàll faa nga jox ko ay moyens kon donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam décroché woon na ay moyens mu jox ko ñi nga xamante ne mooy nit ñooñu nga xam ne ñoo amoon feebar pour ñu mettre leen à quarantaine ci àll ba loolu la ñuy wax tey mettre nit à quarantaine lan la si jublu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu ci woon pour toroxal leen jublu ci woon aussi tamit pour xeeb leen waaye daf cee jublu woon rek pour soril leen nit ñi comme ça ñu bañ leen wàll feebar bi waaye nit ñooñu bañ demee nga xamante ne tànne nañu dañoo ñibbi saat ci feebar bi loolu fi leen fiy jàngatee mooy yonent bi dañ ko yónni mu nekk yërmande si nit ñi ñu yónni ko mu nekk koo xamante ne daf ñuy jàngal kon su ko defee am kenn koo xamante ne ëpp na yonent bi yërmande kon yonent bi bu demee ba maam def loolu keneen ku ko defati aussi tamit du ñu wax ne da nga soxor wala nangam dañu bëgg juste rek maanaam pour saafara li nga xamante ne moom mooy jàngoro bi kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na loolu jaaroon na ci loolu mbur maam rek la situation ba ci jamono yooyu la kon ñun ñi ñoo xamante ne aussi tamit ñun ñoo toll ci jamono tey feebar bi ñëw lëmbee suñu bopp muy coronavirus bu ñu toppee maanaam digle yooyu ak santaane yooyu noonu incha allah mën nañ si mucc. waaw jërëjëf oustaz Omar Faye waaw su ma la déggee comme si que da nga bëgg a wax ne maanaam julli bi ñuy dem juma mun nañ ko muñ ku nekk na toog këram jullee foofu su ma la déggee sa wax bu baax. waaw xam nga masala yi sax bokkul ndax masala lan la islam gisee maanaam feebar bi ak masala bi nga xamante ne maanaam ndax dañu war a tëj jumaa yi wala dañ ko war a ubbi masala yi ba léegi bokkul dafa duggante ndax tey jii nii ñaar mun na niroo te bokkul islam dafa am ñëw gis jàngat parce que ci jamono boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi tamit def na lu mel mais amul fenn fu mu waxee ne maanaam nañu tëj jàkka yi wala nangam loolu nag càgganewul ne wala signifiewul ne ñun duñu tëj jàkka yi mbir bu amee dañuy xool la ci njariñ bu fekkee dara loroo ëpp mbir mi dañ koy arrêté waaye bu fekkee ne njariñ moo ci ëpp su boobaa dañ koy def ma jox la ci misaal bu gàtt rek bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tere na naan sàngara yasalunaka anil hamri wal maysir kul fihima ismun kabir wa manafiu linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima bi nga xamante ne woote nañu maanaam tey jii nii pour maanaam daan dindi li nga xamante ne mooy sàngara dañu ne yàlla dafa ne sàngara day maanaam am na njariñ waaye li ciy lor moom moo ëpp kon nañ ko bàyyi kon tey jii nii bu demee ba ñu gis ne maanaam li nga xamante ne mooy virus corona mu nekk loo xamante ne lëmbee dëkk bi la nga xamante ne tey jii nii loram moo ëpp ay njariñam kon su boobaa mën nañ ko mettre en l'aise maanaam ñu mettre jàkke yi en côté tuuti rek waxuñu dañ koy tëj mais dañ ko tëjandi pour loolu wàññeeku bu wàññeeku waatee ñu dellu ci loolu terewul ni jaamu yàlla tëj jàkke yi tekkiwul ne tëj nañu jaamu yàlla est-ce que ngeen comprendre kon donc kii nga xamante ne maanaam tey jii nii tëj nañu jàkke yi dafa lay gën a yokki góorgóorlu gën a yokki pas-pas nga gën a am jàng ci li nga xamante ne moom mooy loolu noonu loolu nag mu nekk mbir moo xamante ne dafa am ñaari parti am na boroom xam-xam yoo xamante ne ñoom nee nañ dañoo war a tëj jàkke yi ba affaire bi jeex ñooñu duñ leen xeebal seen xam-xam parce que ay boroom xam-xam lañu am na ñoo xamante ne dañoo continuer di julli ñooñu aussi tamit am na fu ñu ko teg waaye lu mel ni bu amee dafa am masala boo xam ne la ñu tuddee ijtihaad te dañ ne kii góorgóorlu ci masala maanaam bu masala bi jàppee am na ñaari fay fayu masala bi ak fayu góorgóorlu bi bu fekkee ne maanaam lu mu def maanaam dëppul ak sharia su boobaa duñ ko jàppee lu mu desee waaye dañ koy jàppee li nga xamante ne moom la réussir su boobaa benn fay la am kon bu nee ba tollu fii nii boroom xam-xam mu wuute su boobaa dañuy topp li nga xamante ku ci nekk rek da ngay topp li nga xamante ne moo nekk sa yaakaar waaye bul
weddi benn borom xam-xam bul dàq benn borom xam-xam ndax ixtilaaful ulama rahma te yu mel nii bu amee dañuy woo borom xam ne ñoom ñu càmbar ci kon donc tey jii nii tëj jàkk yi ak tëj jàkk yi am na ñu si d'accord am na ñu si d'accord man position boobu laa ci taxawee. waaw jërëjëf oustaz Omar Faye di la jaajëfal bu baax kaddu yi nga yëkkati fii macha allah kaddu yu am solo la waaw xanaa toujours di poursuivre débat bi di laaj ki nga xamante ne mooy El Hadj Faye di ko laaj El Hadj par rapport ak li oustaz wax léegi la ma soxla. waaw oustaz bon ñu lay nuyu. ñu lay fay. xam naa ne joxe nga fii kaddu yoo xamante ne bu ko askan wi déglu. parce que dañu fa jëlee njariñ. bon ñun nag Sénégal. ñun lu ñuy sonal mooy politique. loolu la ñu sonal bon Macky Sall la suñu président de la République maa ngi koy nuyu au passage. bon di wax ne ñun sénégalais yi ñun politique moo ñu sonal. te politique nag boo ko indee teg ko ci réew. xam nga esamton yi dañoo jàpp ne politique bi mooy dogal. lii du mbirum politique. lii mbirum àddina la. te mbirum société bi la. luy gaañ la. luy lore la. je pense que ne war nañu mën a créer rupture boo xamante ne du mën a propager wu ci askan wi. mooy li may wax que sénégalais dafa bëgg a politique. dañoo yaakaar ne Macky Sall si jëm boppam. moom bu joxee degré que ne lii nañ ko baax. dañoo jàppe ne loolu si à travers de Macky Sall la jógee. Macky Sall c'est un citoyen. c'est un citoyen c'est un sénégalais. nit la comme man nit la comme yow. je pense que ne moom tey bu joxee benn ndigal mais da ko war pourtant ndigal bu mu joxee noonu benn kilifa diine war na ko mën a joxe. te ñàkkul am na kilifa diine yi tam yoo xamante ne tamit aussi jóg nañu wax nañ si mbir mi. damay emboîter le même sens que Oustaz lu mu wax sànq. c'est très important. parce que boo xoolee temps yeneen bi. xëy na ay tëj jàkk yi yëpp amul woon te pourtant amoon na benn feebar boo xamante ne moo gën a garaaw sax lu ñu naan coronavirus. bon bu ñu demee ba jamono tey. ñu toll fii am lu mel nii. je pense que ne jullit bi chrétien bi païen bi juif bi ak képp ku mu mënti doon da nga war a jóg pour xeex lii. parce que luy lore la te doomu aadama bu nekk yàlla na yeex yaa ngi ñaan yàlla. nga dund. yaa ngi comprendre la mort nag c'est la mort. kenn sooytu ko kenn. waaye dañuy ñaan yàlla. lii gaaw fay jóge te ñu bàyyi suñu xel ne ñun Sénégalais yi lu ñuy gën a liy gën a indil mbir mi problème mooy dañoo basé wu ne Macky Sall la moom moo jógee degré bi parce que on peut gouverner tout sauf le cœur. d'accord on peut gouverner tout sauf le cœur comme ni nga ko waxee. waaw c'est ça léegi pour bañ a guddal dañuy jox ki nga xamante ne rapidement monsieur Abdoulaye Ciss mu tënkal ñu par rapport ak li nga fi jot a wax. Bon, merci beaucoup Badara. Toujours vraiment dans ce même sens. di rafetlu bu baax li Oustaz Omar Faye wax. mu nekk loo xamante ne mu ngi ko wér si xam-xam. donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xam-xam bu baax a baax. parce que ñu mel nii soxla na leen si suñu dëkk bi. daanaka bon li may wax si mesures yi nga xamante ne moom la état bi jël. am ñu si ànd ak ñu si àndul. loolu toujours dafay dem si dans le cadre de bon xëy na peut-être comme li may wax rek c'est la population qui est inconsciente rek. parce que ak mbir mu nekk. dañ koy andi par rapport ak contexte bi mu laaj. tey jii nii amaan na tey ñii ñu ngi si contexte boo xamante ne le monde a évolué. beaucoup de mentalités ont changé. donc tey ñu am lu toll ni coronavirus. tey ñu xam ne mu ngi def ay ravages. donc yaakaar naa ni bu ñu ne nañu tëjandi. julli jumaa yi je pense que dafay dem rek si par exemple tey jii nii. bu nit ñëpp nekkee mbooloo. alors que y a un virus boo xamante ne c'est par les mains. wala par respiration lañ koy wàllante. donc je pense que loolu kese moo tax ñu ne nañu tëjandi jumaa yi. ak tamit moytu regroupement yi. je pense que loolu noonu même diine sax daf ko rafetlu comme ni ko Oustaz waxee. dina rafetlu na ko bu baax a baax. loolu moom lu am solo waaw ñu ngi leen di jaajëfal ñeen ñi nga xamante ne tey teew ngeen fii nga xamante ne mooy plateau. du émission Aar Sa Gox de l'AJT ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi leen di wax ne kàddu yi fi jóg wax dëgg fa ne yàlla nekk na ay kàddu yu am solo la mais mbokk yi balaa boobu pour man
par rapport ak sama gis-gis bu gàtt par rapport ak sama xalaat bon mën naa ne feebar bi ak fu mu toll mën naa ne j'ai peur, j'ai vraiment peur. Et pour cela bëgg naa sénégalais yi ma déjee leen benn discours boo xamante ne peut-être ëllëg dina mën a yéen ñi. waaw léegi su ma paree si loolu balaa ma leen di jox ngeen tàggatoo ak mbokk yi su ma sañoon ngeen déglu li nga xamante ne moom laa ressentir par rapport ak feebar bii nii. Je m'adresse à la population sénégalaise di leen ne chers sénégalais, j'imagine la tristesse et la douleur que vous ressentez à ce moment. Les mesures de confinement sont prises un peu partout dans le monde, gâchent l'ambiance que nous avons l'habitude de voir. Les activités sont réduites. Plus de cinéma, plus de sorties en famille, plus de loisirs. J'ai de la pitié pour la population italienne qui, depuis la naissance du virus, ne cesse d'enregistrer le plus grand nombre de décès jusqu'à nos jours. Je pense également à ceux qui commencent à ressentir les conséquences du manque de travail. Les difficultés économiques commencent à étrangler les soutiens de famille. Le monde va mal. Avec tout ce qui se passe actuellement, une pause s'impose. Nous devons rester chez nous afin de trouver un remède. Les recherches dans les laboratoires les plus équipés en termes de technologie en pointe font des travaux d'une longue journée. Les médecins de leur part s'activent quotidiennement pour sauver le maximum de vies. Les péchés que nous humains commettons sur terre peuvent provoquer la colère d'Allah qui, pour nous punir, fait descendre un virus tellement minuscule qu'il n'est visible à l'œil. Malgré tout, on n'a pas encore trouvé un vaccin contre ce virus. Personnellement, je vois en ce virus une punition d'Allah. On ne peut s'empêcher de pécher car il est de la nature humaine de dévier. Mais les portes du repentir ne sont jamais fermées, elles sont toujours ouvertes. Et il n'est jamais trop tard de demander pardon à Allah, au miséricordieux, pour qu'il nous sauve, car c'est le seul sauveur. Prions pour que l'humanité retrouve son humilité habituelle. Prions pour que ce virus disparaisse à jamais. maa ngi ñaan yàlla saafaral feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus. voilà mbokk yi loolu la amoon si li nga xamante ne bëggoon naa ko passé yéen téléspectateurs yi. léegi di leen jox ku si nekk mu tàggatoo ak mbokk yi. El Hadj lan ngay tàggatoo ak mbokk yi. waaw moom li may tàggatoo ak mbokku Sénégalais yi. mooy que ne ñun lii daf ñoo war a yee lii doon loo xamante ne tey nit ku nekk su ñun war nga mën a jàppe ni sa bopp ne ñun kat toll nañu ci moment boo xamante ne tey bon xëy na comme ni nga ko waxee sànq ci sa discours bi lii mbirum yàlla suñu borom la xëy na loo xamante ne yàlla moo ko fi wàccee. Personne n'y peut rien. Parce que le désir de l'homme ne peut pas modifier le destin de Dieu. Ce que Dieu a décidé, nul ne peut pas le modifier. Nous sommes des croyants et on essaye de répandre les principes de l'islam. Bon, le fait que aussi, comme nous l'avons dit, parce que la fois passée, il y a quand même un passé. Bon, dès que nous avons mais quand même, moi li ma wax sànq rek mbir mi du mbirum politique bu ñu ko teg ci politique. lii mbirum feebar la nañu wax ci feebar bi. te comme ni ko oustaz Omar waxee sànq wax na damay emboîter même sens bu mu jël sànq ngeen baal ma ci temps bi. mais tam aussi yu mel ni bu amee. je pense que ne aussi dañuy am profité occasion mën a jox nit ñi ay privilèges. jox nit ñi ay bénéfices yoo xamante ne ñoom bu ñu demee ba toog wala bu ñu demee ba déglu rek dinañ xam ne ñii kat au moins. nekk nañ ci yoonu vraiment ñaax askan wi nekk nañ ci yoonu vraiment xeex bi ñuy wax corona bi parce que feebar bi moom vraiment comme ni ma koy waxee bon tiis na metti na di masu tamit aussi képp koo xamante ne mu ngi lay dal di leen wax ne bon vraiment bon lii lu metti la et nañ ko xeexandoo nañu jógandoo
ba lii mën a saafara maa ngi leen di sant di leen gërëm et je vous remercie. waaw jërëjëf El Hadj bon ñu jox ki nga xamante ne mooy monsieur Abdoulaye Ciss mu tàggatoo ak mbokk yi. Bon, merci beaucoup. Badara, à travers votre discours, je suis affecté, je suis ému, j'ai de la tristesse, vraiment. Je peux même dire que j'ai les larmes presque aux yeux. Vraiment, ce discours, ça m'a motivé encore. Parce que, vous savez, ce problème-là, on le prend à légère. Alors que c'est un problème très sérieux. Tous les acteurs, soit politiques ou religieux, les ASC, les groupements sont concernés. Taïdini, ce n'est pas un problème du président de la République, ce n'est pas un problème des ministres. C'est un problème qui concerne vraiment toute la population sénégalaise, toute la population mondiale. Vraiment, li nek na lo xamantene ken waruta sax xaar ñu lay wax na la defal li defal li. Dès l'instant que vous avez reçu des informations, vous devez être dans le bain, prendre ses propres mesures. Parce que nenañu fagaro gën faju. Nit da ngay fagaro bala faju di la ci fekk. Donc nous lançons un appel à toutes les personnes saines pour le moment d'être prêtes. Nañu fagaru, nañu jël suñu matuwaay. Soyons unis pour vaincre ce virus. D'accord. Comme si minuscule. Je vais terminer. Di rafetlu bu baax tamit émission bii nii. Di jaajëfal vraiment Badara AJT. Di remercier sama collègue, mon frère, mon ami El Hadj Faye. Di remercier aussi mon frère aussi Oustaz Omar Faye. Vraiment li nek na lo xamantene lu am solo la. Et tamit à l'issue vraiment de ces genres de émissions, ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na suñu population bi éveillé wu. ñu yeewu jëfe li nga xamantene moom la ñu digle. bu ko defee yàlla dimbali ñu mën a vaincre virus bi nga xamantene il est si minuscule. kenn mënu ko gis. kenn mënu ko gis. te pourtant mu ngi tëral ñu bari. Il l'a dit tantôt. Tey jii nii boo demee en Europe, tu comptes des milliers de morts. Am na ay cercueil yoo xamante ne toujours ñu ngi leen di jël di leen génne si hôpitaux yi di leen yóbbu si morgue yi. Donc l'heure est grave. Tantôt am na ku wat sànq ko wax l'heure est grave. Nekkatuñu si par exemple dañuy caaxaan. na nit ñi jël seen matuwaay. nañuy jëfe li nga xamante ne loolu lañ leen sant. te tamit nous lançons aussi un appel au gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. Parce que am na ñoo xamante ne tey jii nii ay yàqkat lañu. Nit nag bu fekkee ne bëggoo ko la yee nga la bul yàqal ñi yeew ba pare. ñi nga xam dañoo bëgg a sànku ñoom gëmuñu affaire yi. ñoom nañu gëm li ñu gëm rek ñu toog ne. mais ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi def le tout pour vaincre maladie bi nañ leen bàyyi ñu góorgóorlu. État bi nag jël ay responsabilités am. ñi nga xamante ne tey jii c'est des perturbateurs. na jël ay responsabilités am. que les mesures soient sévères. Moi je suis pour que les mesures soient sévères. Que l'on punisse vraiment ñi nga xamante ne c'est des perturbateurs. Parce que l'heure est grave. tool duñu foo xamante ne dañuy foox. wala di def lu ñu neex. Nous sommes dans un état de droit. Le président a décrété. Suivons ces recommandations. bu ñu bëggee am jàmm. Wasalaam. Merci beaucoup. waaw comme nu mu ko waxee sànq l'heure est grave kon loolu kese defe naa ni war na doy misaal parce que fu mu toll nii virus bi nekkatul ay caaxaan. waaw léegi pour finir rek dañuy jox ki nga xamante ne mooy Oustaz Omar Faye mu nuyoo ak mbokk yi. waaw alhamdulilah. xëy na ñu jaaraat si tuuti rek ndax daanaka waxtu mat nañu. waaye préparé woon nañu sax lu ëpp lii. ndax daanaka boo seetee benn question moo jot a jàll. te préparé woon naa lu ëpp benn question. kon donc tey jii nii ñu may ma tuuti rek. am yoo xamante ne moom bu kaa dugal pour mu gën a leer. parce que lii dafa nekk mbir moo xamante ne mbir mu sérieux la. waxuma sax sérieux bu mu sérieux si àddina bi. waaye sérieux bu mu sérieux ci islam. te mbir nag bu demee ba sérieux ci islam rek sérieux na ci lu ne.
waa ji wax na ko sànq ci discours bu mu def est-ce que ñu ne est-ce que feebar bii di nekkul loo xamante ne yàlla moom moo ñuy punir ndax doomu aadama yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu fekkente ne dafa tere nga bañ mu sant benn mbir moomu tere la nga nangu mbir mi nekk mbir moo xamante ne li tax mu sérieux yéen yàlla Ibrahim bi nga xamante ne dafa feebar daf doon wax yàlla suñu borom ne fa ida maridtu fa huwa yasfini mu ne yàlla man de ginnaaw bi nga ma tegee natt muy feebar gëm naa ko jiñu ma ko kenn kon nit ñi nañu bàyyi di wax ne feebar bi mbiru politique la nañu bàyyi di wax ne feebar bi mbiru xeex la nañu bàyyi di wax ne feebar bi mbiru guerre la donc même bu fekkonte ne loolu la waroon nañ ci am benn sérieux parce que dafay rey ay bakkan te islam dafa wax ne yàlla dafa wax ne wala tulku aydiyakum ila tahluka mu ne bu leen gis loo xamante ne dafay rey ngeen ñëw di ci dugg kon donc tey jii nii leer ne mbooloo yi regroupement yi nga xamante ne tey jii nii mën nañ ko négandiku ba beneen jamono te dara waraloo ko lu maanaam moytu lor bi na mbokk yi moytu lor bi ndax lorkat bu fekkee ne da nga kaa gis moytuwuloo ko nga bàyyi mu lor la yaa ko xaru rek yéen yem nga may ma tuuti nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne li kulli daa'in dawaa fa ida usiba daa'u dawaa'u bari abi isnillah man doomu aadama bu fekkente ne yàlla daf ko teg natt comme feebar bii neen na ko génn te bu xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci kàttanam lay dindee feebar bi nekk na feebar boo xamante ne amul kenn ku koy saafara lu dul suñu borom subhanahu wa taala nañu xool Siin puissance bu mu am Amérique France ak Italie kattan bi ñoom ak doole bi ñoom ak moyen ak wàllu médecine fu mu tollu jamono bii tey ñu dem ba mbir moomu jaaxal leen kon war ngeen xam ne mbir mi mbiru yàlla la waaye du mbiru nit te yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo koy dindil boppam bu fekkente ne ñun gëm nañu loolu mais bu fekkente ne gëmuñu nattu nag yàlla bàyyi ñu nattu bi kon jaam day nangu natt boobu yàlla tegal ko bu ñuy delloo histoire ci yént yàlla Nuux ak ay nitam yént yàlla Nuux ba muy defar gaal bi ay nitam dañ doon ñëw di ko saboote di maanaam tuur dugub ci li nga xamante ne moom mooy gaal bi di fi tuur ndox su ko defee am benn jour am kenn koo xamante ne dafa saf tuur ndox rek mu dem ci gaal bi laal yaram wi jamono boobu feebar bi ñuy wax wagga moom moo amoon yaram bi yëpp day nekk góom su ko defee bu mu laalee gaal bi nag yaram bi daal di wér mu daw ca kër ga ne nit ñi gaal yonent yàlla Nuux lay ku ko laal da ngay wér imaginez ñoom ñoo doon ngañ ñi yonent yàlla Nuux ba pare maanaam li leen saafara ci gaalu yonent yàlla Nuux la jógee kon islam ak dooleem islam ak mën-mënam islam ak kattanam nañu jël lépp teg ko ci loxo yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax damuy dégloo sax Seydina Ali dafa wax ne maa nazzala allahu albala illa bi zanb wa maa rufi'a illa bi tawba Seydina Ali dafa wax ne balaa bu yàlla wàccee ci kaw suuf ay bàkkaar tax te duñ ko dindi lu ci ay tuub kon nañu ñaan di julli di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu fejal ñu lii nga xamante ne moom mooy balaa bu mag bii di wax nit ñi ne dañu jàppee feebaru séeréer te ñu bàyyi gàggante ko ci mbedd bi maa ngi ñaan sénégalais yi ñii nga xamante ne am nañu xel te yàlla suñu borom subhanahu wa taala borom xel yi lay waxal ñu moytu ñii nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd mi di wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wala takunu imaan nee na bu la nekk altoppe luy altoppe lu jóg rek nga ànd ci amoo ci ay xalaat lu leer kon nañu déglu ñi nga xamante ne ay borom xam-xam lañu déglu ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo xam ci mbir mi dara ndax feebar ñaar la séddale ko dafa am feebar boo xamante ne maradu ruux wa maradu jism dafa am feebar boo xamante ne feebaru ruux la loolu bu amee imaam yi la ñuy woo ak ustaas ñu saafara ko parce que feebaru ruux mooy lan mooy nit ku am problème bu ragal yàlla nit ku am problème bu fen nit ku am problème bu naafeek yooyu problème yëpp nit ku bu ko amee bu ñu ko bëggoon saafara imaam bi la ñuy woo mu waar ko delloo ko ci yàlla pour mu mën a faju waaye li nga xamante ne feebaru yaram la nag comme feebar yi nga xamante ne moo xew docteur yi ñoom ñoo ci am pexe kon lépp loo xamante ne ñoom digle nañ ne nañ ko def pour feebar mën a jóge fii nii ci kàttanu yàlla nañ ko def
te ñu bàyyi gàgganti ko si mbedd bi ndax dañuy dégg sax ci Cheikh Ahmad Tidiane Chérif te Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum muy wax ne nit ku mot du gàgganti ko si mbedd kon Sénégalais yi bàyyi leen gàgganti ko ci mbedd yi li nga xamante ne maanaam dañ koy wax ci wàllu état la jël mesure bu sérieux ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd mi di wax di lii parce que lii dafa nekk loo xamante ne lu dangereux la doomu aadama maanaam dara bu la dalul da ngay yërëm ñamu dal ndax teg bi lañ ko yàlla teg du seen yaafus xañ bi la ko yàlla xañ du sa njàmbarte kon lépp lu am rek bi isnillah la amee kon yàlla nañu yàlla saafaral li nga xamante ne moom mooy jàngoro bi yàlla nañu yàlla muccal ci lépp di wax ne kontaan naa bu baax a baax ci émission bi ndax lu am solo la li tax mu am solo mooy xoolal jamono tey ni mu doxee ba nga jékki-jékki di mën a téye benn appareil portable am rek def benn émission te du laaj mu dem rajo du laaj mu dem fenn kon nga xam ne loolu yëpp ci kiimaanu yàlla la kon yàlla lu mu mënul amul su ko defee ci loolu dañuy jàngatee maanaam doole yàlla ak kattanam te lii mën na tasaare lu ne di wax ne yéen ñi nga xamante ne mbokk yi am ngeen responsabilité bu rëy pour jaare yu mel nii ngeen xamal nit ñi seen diine yéen aussi tamit ngeen xamaale ci seen diine ndax lépp ëllëg yàlla suñu borom da koy laaj ndax kenn amatul lay bi yu mel nii wàccee da ngay toog fi nga toog xam sa diine te nit nag bu diine jëtew ci moom lépp lu ci ñëwal ci ñoom rek ci caaxaan la di leen fàttali ba léegi bu ñu gàggantikoo ñu nekk si mbedd mi kon li ñu wax ne allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan wa min kulli dikin mahrajan wa min kulli usrin yusran wa min kulli fahisatin sitran wa ala kulli khairin sabilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan wa min kulli dikin mahrajan wa min kulli usrin yusran wa min kulli fahisatin sitran wa ala kulli khairin sabilan bi rahmatika ya man tasiru ilayhi al umur yàlla ñu ngi lay dénk suñu bopp dina ñaan ak i toroxlu ci sa kanam ngir nga teggil ñu nattu bii nga xamante ne moo tàbbi suñu kaw dindil ko ñii nga xamante ne moo tàbbi seen kaw te maanaam bañ koo teg ñi nga xamante ne delluñu leen ndax jël nañu lépp delloo ko yow yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon maa ngi rafetlu émission bi di rafetlu teewaayu ki nga xamante ne mooy Elas ak Abdoulah maa ngi rafetlu seen teewaay bu baax a baax di wax ne maanaam jàppale leen xale yi à ce que ñu mun a yegg ci fii nga xamante ne aussi tamit ndax lii yombul nga woo nit mu wuyu si la wax dëgg yàlla oyofte rek moom moo ko mën te képp koo xamante ne am gëm yàlla gëm yonente bi ak oyofte dafa war a nekk ci yow waaye diis waroo nekk ci yow kon wa ma zalika ala llahi bil aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaw bon tey sa essai moom mën naa ni émission bi su fi yemoon sax dañuy dellu sant rek parce que ki nga xamante ne mooy oustaz Omar Faye kàddu yu fi yëkkati defe naa ni képp ku ko déglu rek dina delloo sa xel si yàlla te nga xam ne feebar bi nekkatul loo xamante ne lu nañ ko jàpp au sérieux quoi waaw léegi xam naa ni fii la ñuy yebalee émission bi